kum mbokki Ross Béthio maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di profito ci at bu bees bi di leen baal ak di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi waaye rawatina suñu dëkk bi di Ross Béthio tey nag dam ni woon naa ñëw jàkkaarloog yéen présenter leen benn programme bu ñuy wax PER xale yi di ko wooyee mbégte mi ndax moom mooy programme pour l'émergence de Ross Béthio ñu tënk ko ci lu mat 8 axes yu nga xam ne dañu leen ko bëgg fas yéene présenter tout à l'heure ndax axes yooyu mu ngi wékku ci programme bu nga xamante ni ki nga xam ne mooy njiitu réew mi tey muy son excellence monsieur Macky Sall daf ko tënkoon ci PSE programme Sénégal émergent kon mën nañu moo jur lii nga xamante ni moom lañu leen bëgg defal lecture bi très rapidement ndax man mii nga maay Faly Seck di tête de liste Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ross Béthio maa bëggoon partager ak yéen 8 axes yooyu nga xamante ni moom la ñu résumé génne ko ci lu ñuy wax PER ndax PER bi ci boppam am na des détails waaye gannaaw dañuy def présentation dañu leen di tënkal rek incha allah axe bi ci jëkk daal moom mooy améliorer système mu santé bi waaw ndax dañuy bëggoon Ross Béthio quand même gannaaw rôle bi muy joué ci wàllu santé ci gox bi dafa yaatu ndax li nekk ci gannaawam te di fajoo ci Ross Béthio dafa bare ñu bëggoon Ross Béthio am benn établissement public de santé bu rëy bu nga xamante ni dana am filière yu bare ba pare tamit mu am hôpital bu nga xam ne dañ ko yóbbu ci niveau 3 ba pare Ross Béthio aussi au niveau de la santé mu xaw tirer un peu son indépendance par rapport aux autres localités ndax dayoom ak li ko wër moo tax bëgg nañ fi def établissement public de santé niveau 3 bu nga xamante ni dina am capacité wu gën caa ndaw 300 lits ba pare am filière yu bari rawatina lu mel ni médecine lu mel ni pédiatrie lu mel ni maternité gynécologie pneumologie urologie vraiment matières yu bare bëggoon nañ ko fi def fii ci Ross Béthio dañuy lim rek mais vraiment matières yi nga xamante ni am na ci hôpital yi nekk niveau 3 ak établissement public de santé yépp fas nañu yéene vraiment tabax ko fii ci Ross Béthio suñu yàlla may mairie bi ñaareelu axe bi muy améliorer cadre de vie bi maanaam nekkinu askan wi te loolu ku koy wax fii ci Ross Béthio yaakaar naa li ngay njëkk jam sa baaraam mooy wàllu assainissement gis ngeen jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy dund at bu jot ñi ci sant di gërëm suñu mbokk ma suñu xarit ba Amadou Bekkaay Diop yàlla na ko yàlla yërëm dox na ci lu bare macha allah ba amoon na sax projet bu nga xamante ni nasoon na ko pour régler problème mu assainissement fii ci Ross Béthio waxtaanoon nañ ci man ak moom xam naa ñan la ci doon liggéeyal xam naa fan la ci toll ba tax na incha allah fa ma ci tolloon la ñuy jël boole ci ak ñun lu ñu xam ñun waa Benno Bokk Yaakaar incha allah pour génne Ross Béthio ci wàllu assainissement problème assainissement yi nga xam ne daf koy dund at bu jot. waaye ci wàllu électricité tamit nemmeeku nañ ñi bi ñu defee suñu tournée ci dëkk bi gis nañu dëkk yu bari amuñu électricité ba ci biir Ross Béthio gii waaye rawatina ci amooy suñu mbokk Haalpulaar yi gis nañ ni dëkk yu bari électricité bu wax dëgg yàlla eggu fa te loolu jaaduwul ci 2021 wax dëgg yàlla bu dee passivité boobu équipe actuelle peut-être mu ngi ci nekk ñun dañoo fas yéene bu ñu jëlee commune bi ñu jublu ci ba pare def ko urgence rawatina sunu mbokk pël yi ba nga xamante foofu mënti dem dina leer naññ te dana jur sécurité. wàllu ndox bi tamit noonu lañ ko constaté muy ci Ross Béthio ak amu yi nekk ci wet yi sunu mbokk pulaar yi wax dëgg yàlla gis nañ ni ndox mi nu mu waree circuler ci dëkk yooyu vraiment demewul noonu te loolu vraiment dëppawul ak dignité waaye dëppawul aussi ak santé. ndax xam nañ ni ñàkk naan ndox mu baax bare na jàngoro yi muy jur lu mel ni ki bilharziose dysenterie bare na maladie yi nga xamante ne ci wàllu ndox mu sellul lay soqeekoo moo tax ñun gannaaw suñu ay mbokk lañu suñu ay xarit lañu bokk ci dëkk bi intégralement vraiment fas nañu yéene yóbbu branchement yi ba nga xamante ni au niveau des hameaux de nos parents Haalpulaar incha allah ak ci biir dëkk bi képp ku amul woon ndox soobe yàlla di nga ko am mooy quartier yi nga xam ne dañoo xaw yokk ci Ross Béthio tamit yooyu yëpp vraiment jafe-jafe ndox bi ak courant bi dafa xaw am. Ross Béthio tamit daan naay faral di discuter ak sama xarit bi Amadou Bekkaay Diop ndax dañ ko boole woon ci li ñuy wax ville verte
waaye boobu ba léegi macha allah xëy na am na lu ci xaw des naam nasoon na programme bi doxoon na ci lu bari waaye yàlla dogal li mu dogal moo tax ñun ñu fas yéene eggale loolu ba nga xamante ni Ross Béthio dinañ ci def suffisamment de reboisement de sorte que ñu mën ko boole ci ville verte yi nga xamante ni moom la suñu xarit bu Amadou Bekkaay Diop nasoon ak ay nawle morom yi kiiwam morom yi meeram am soutien léegi aussi soutien tamit fas nañ ko yéene def ci lieu de culte yi maanaam lu mel ne jàkka yeeg daara yeeg yëpp incha allah fas nañ leen yéene taxawu waaye fas nañ leen yéene yeesal fas nañ leen yéene beesal fas nañ leen yéene moderniser ba nga xamante ni boo demee di jàng ci daara dana mel ni que yaa ngi jàng ci école waaye tamit jàkka yi boo fa demee di julli vraiment di nga xam ni fii bërëbu yàlla la bu nga xamante ni ñi jiite commune ba toppatoo nañ ko ci na mu waree. bëgg fas nañu yéene aussi discuter projet bi nga xamante ni moo yore les habitats vraiment sociaux de sorte que Ross Béthio mën a am ci programme boobu bénéficier wu ci bu ko defee daañu dimbali suñu yenn mbokk yi suñu yenn nawle yi nga xamante ni xëy na jafe-jafe àdduna jàpp na leen ba mënuñu tabax kër au moins ñu mën a am accès ci habitats sociaux yooyu. marché bii nga xam ne mooy marché Ross Béthio tamit seetlu nañ ko xool nañ ko sur tous les plans waaye dafa nekk marché bu yàgg lool ba tey fi tey sunu mbokk commerçant yi ñi ngi am jafe-jafe ñenn ñi pour ñu mën a liggéey sax da ngay gis dañuy dem ba ci booru route nationale ba wut ay pexe vraiment installé fa ay cantine lépp rek ndax bëgguñu def lu nga xamee naka sudul noonu bëgg vraiment liggéey ci seen ñaq moo tax ñu nekk de braves commerçants yu nga xam ne à tout point de vue daañu wut ay moyens vraiment pour di jënd ak di jaay ko ñooñu nag dafa mérito vraiment ci seen njàmbarte googu ñu accompagner leen parce que ni ñu leen di accompagner li ci gën a wér mooy vraiment ñu tabaxal leen bërëb bu nga xamante ni daañu fa mën di jënd ak di jaay ci ni mu waree defar marché bu nga xam ne marché bu digne marché bu nga xamante ni vraiment normes yi commerce wax yépp ci réew mi ak au niveau international dina ko respecté waaye dina nekk marché bu nga xamante ni fépp foo jóge ci waalo doo xalaat dem fenn fu Ross Béthio du jar jéggaani ji Ndar du jar jéggaani ji Dakar du jar jéggaani ji même bitim réew lépp loo soxla incha allah di nga ko fi am fas nañu yéene accompagner au delà tabax bi mais commerçant yi ci boppam fas nañu yéene accompagner leen ba ñu mën a am accès à des fonds yu nga xam ne dana mën a soqali seen liggéey incha allah fii ci Ross Béthio gare routière bu Ross Béthio boo sañoon sax da nga naa ni presque li fi nekk rempliragul les conditions wu gare routière dëgg ba ñun dañ cee mujj ñeewantal suñu mbokku transporteurs yi ndeysaan ci jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund ci wàllu transport moo tax fës nañ leen yéen a gunge ba ñu am gare routière bu nga xam ne dana respecter les normes qu'il faut ba boo ñëwee fii vraiment di nga naw waa Ross Béthio ci seen wàllu transport ba ci oto yi ñuy yore ñu ngi ci ay pexe ñi ngi dem di discuter ak usines yi nga xam ne dañuy créer oto bi ci dëkk bi ñi ngi dem di discuter aussi ñi nga xamante ne dañuy yore des fonds yi nga xam ne day accompagner nit gu bëgg jënd oto loolu dara taxul ñu koy def lu dul pour dimbali suñu mbokku transporteurs yi ba jafe-jafe yi ñuy dund wax dëgg yàlla ñu ñeewantal leen ci loolu mais ñu leen di féliciter di leen encourager au passage mais vraiment fas nañu leen taxaw nekk seen soldat ba nga xamante ni incha allah problème transport dina jeex fii ci Ross Béthio ci infrastructure scolaire yi tamit fas nañ ci yéene def lu mag ndax dem nañ sax ba di xalaat ndax duñu créer de école yu bees dinañu créer école yu bees mais aussi surtout salle de classe yi nga xam ne dañ fi nekk vraiment yi tojate wala daal conditions yi ñu nekk daal wóorul ci sunu njaboot yi fa nekk di jàng mais tamit wóorul sunu mbokk enseignants yi fa toog di jàng yooyu fas nañu yéene vraiment def ci les réparations qu'il faut ak tabax yeneen salle de classe mais aussi defar ay mur de clôture ndax école bu fekkente ni amul mur de clôture bàyyi ma fu mu jóge ñëw dugg lu yàq lu nekk fu mu jóge ñëw dugg loolu yaakaar naa ni amul sécurité ci xale yi mais aussi amul sécurité ci ñuy jàngale loolu nag kon fas nañ ci yéene wut solution ba nga xamante ni incha allah dinañu mën a jàng fii ci Ross Béthio dans les très bonnes conditions ba ci lycée bi nga xamante ni xëy na am na tuuti retard
ci exécution bi fas nañ ko yéene booster soobee yàlla ba nga xamante ni daañu am lycée bu nga xamante ni ça sera digne de ce nom. wàllu sécurité nit ñi ak seen ay alal aussi fas nañ ci yéene dox bu baax ba tax na fas nañu yéene dem def suñu plaidoirie ci ministère bi nga xamante ni moo yor intérieur ak ministère bi nga xamante ni moo yor forces armées pour que ñu jàppale ñu ba Ross Béthio am vraiment commissariat de police mais aussi am brigade des sapeurs pompiers mais aussi fas nañu yéene renforcer li nga xam ne moom lañ fi amagum muy gendarmerie bi macha allah maa ngi leen di remercier di leen féliciter di leen encourager ndax gis nañ seen liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñu ngi koy dox ci Ross Béthio ndax depuis seen installation gis nañ ni sécurité quand même mu ngi fiy installé wu ndànk-ndànk waaye mérité nañu soutien mérité nañu accompagnement moo tax loolu bëgg nañu porter plaidoirie bi vraiment ci seen ministère yi ba loolu yëpp sotti naka zalika aussi sous-préfecture bi nga xamante ni ñu ngi remercier di féliciter au passage madame le sous-préfet ak équipe bi nekk ci gannaawam yëpp ñu fas yéene leen accompagner par des plaidoiries au niveau du ministère de l'Intérieur pour que vraiment ñi gën leen taxaw ba ñu am bâtiment digne de ce nom am les équipements aussi digne de ce nom ba nga xamante ni képp ku dëkk ci Ross Béthio bu jàkkaarloog préfecture bi dina la indil sac. ci wàllu agriculture ak élevage aussi bëgg nañu vraiment taxawal ay unités de transformation des produits locaux loolu bëgg nañ ko fi taxawal ndax Ross Béthio gis ngeen nu mu toll mais gisagum fi benn usine buy produire meew déjà te yaakaar naa ne fii li fi nekk ci wàllu nag ak yooyu ak sunu mbokk pël yi bu fekkente ne dañuy sàmm bu ñu ratee seen meewu nag yi fas yéene daw ay kilomètres vraiment pour que mu am transformation te xëy na sax njëg gi ñu koy jëndee du demee noonu doon na ci baax ñu créer fii benn usine de production des produits locaux rawatina lu mel ni ki production de lait au niveau de Ross Béthio mën nañ ko dëkk yi nga xamante ne fa lañ koy produire ëpp ñu nu nag ëpp ñu nu aussi sàmmkat yi nga xamante ni xarañ nañ ci liggéey bi nga xamante ci la ñu nekk waaye tamit suñu mbokk éleveurs yi fas nañ leen continuer di leen taxawu ci wàllu vaccination yi nga xamante ni yu gratuite lay doon wala mu nekk vaccination yi nga xamante dañ ko subventionné alimentation bétail bi aussi noonu lañ ci yéene fas yéene doxal ba nga xamante ni dootuñu fi benn jur gu nga xamante ni xiif na wala mar na même booy xool fii amul abattoir Ross Béthio ak li fi nekk ci wàllu bàyyi ma lu mel ni nag ak xar ak bëy nga xamante ni suñu mbokk pël yi vraiment ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib li may wax toujours pour ñu écouler seen produit toujours dañuy jéggaan yeneen localité wala même bu ñu toogee fii di ko jaay xëy na prix yi ñu ci soxla du demee noonu yaakaar naa fi bu amoon abattoir bu nga xamante ni boucherie bi dina gën a moderne dina gën a faciliter seen liggéey mais aussi dina tax askan wi nga xamante ni dañuy lekk produits yi jóge ci wàllu càmm googu ñuy lekk lu nga xamante ni lu wér la lu nga xamante saytu nañ ko par des organes yi nga xamante ni moom moo ko war a def. fas nañ fi yéene aussi taxawal li ñuy wax marché agricole à vocation départementale ndax Ross Béthio dafa nekk au cœur du département de Dagana te ba léegi mu am ay potentialités yi nga xamante ni day nelaw ba léegi ba tax na nag tey nag dafa jot ak Benno Bokk Yaakaar équipe bii nekk derrière moi ñu installé fi benn marché agricole d'intérêt départemental bu nga xamante ni produits yi fi nekk yépp ci gox bi vraiment muy produit de bétail muy produit agricole ak lu mu mënti doon daal vraiment njënd ak njaay mi mën a am vraiment jëmm fii ci Ross Béthio yomb na loolu ndax rôle am ak position géographique am bi nga xamante ni daf ko am fii ci Waalo ci jeunesse bi ak culture bi ak sport bi fas nañu yéene aussi li fi nekk ci ay terrain yu nga xamante ni ñi ngi fi ñu accompagner leen ba ñu gën a am dayo bu gën a am jëmm ba ci stade bi nga xamante mooy stade bu Ross Béthio nga xamante ni bi fi Amadou Bekkaay Diop jógeeg léegi sentir nañ ci benn ralentissement sans précédent au niveau de l'exécution des travaux ci wàllu liggéey bi fas nañu yéene vraiment bu ñu jëlee mairie bi ñu booster loolu ndax tamit jot na wax dëgg yàlla ñu réaliser stade bi ba nit ñi mën a am stade municipal digne de son nom fas nañu yéene aussi accompagner
beneen stade bi nga xamante ni mu ngi fii ci Ross Béthio muy stade bu Ndiorn ba vraiment mu am toute la conformité qu'il faut ba nga xamante ni léeg-léeg saa ñu footballé fii léeg-léeg saa ñu footballé feneen ba tax na par exemple tey mënoon nga xëy benn jour am match bu nga xamante ni à vocation départementale ñu accueillir que Ross Béthio pourquoi pas régional ñu accueillir que Ross Béthio beneen match aussi en même temps ñu koy jouer ci beneen stade yi Ross Béthio rôle bi mu am ak position géographique am dafa jaadu mu am 2 stades yu nga xamante ni waa Ross Béthio mën nañ ko solliciter mais aussi toutes les communes qui tournent autour war nañ ko mën a utiliser kon nag loolu incha allah fas nañ ci yéene def jéego yu rëy mais aussi jeunesse bi fas nañu yéene accompagner leen ci ay activités génératrices de revenus combattre chômage bi combattre le sous-emploi ndax bi ñu saytoo population bi gis nañ ni wax dëgg yàlla am na jafe-jafe vraiment pour liggéey pour preuve Ross Béthio pour nga gis fi xale bu am 40 ans ni la état affecté na ma suuf presque mën nañ ne la amul te xëy na sax loolu lu ko indi pour glisser un peu sur le découpage Ross Béthio moom moo ko xaw indi ndax commune bu nga xam ne communauté rurale la woon mu jur ay commune waaye communes yi mu jur yëpp ko ëpp loolu yaakaar naa ni mosul am ci histoire du Sénégal loolu nag dafa mérité ay correction dafa mérité ñu delloo Ross Béthio ay suufam dafa mérité ñu yokk def extension de Ross Béthio ba pare wutal jeunesse bi ay périmètres agricoles wutal jigéen ñi ay périmètres agricoles de sorte que vraiment bu ñu amee l'accompagnement qu'il faut ak les fonds qu'il faut ñu mën a def une agriculture durable vraiment ñu mën a combattre la pauvreté combattre le sous-emploi fas yéene aussi accompagner leen par la création d'unités de transformation des produits agricoles tels que le riz mooy les rizeries loolu yaakaar naa ni fas nañ ci yéene def benn programme bu intense de sorte que bu ñu nee jeunesse bi au moins ñu ni jeunesse bi am na usine riz bu nee jigéen ñu ne jigéen ñi bi mooy usine de riz bu jigéen ñi loolu dana combattre pauvreté mais aussi dana combattre le sous-emploi mais aussi dana permettre ñuy mën a écouler produit agricole bi nga xamante ni fii lañ koy defee ci wàllu fas nañu yéene aussi promouvoir fii benn plateforme numérique d'information ak orientation wu jeunes yi ak famille yi nga xam ne dañuy yore ay projet d'investissement ndax jeunesse bi macha allah ñu jàmbaar lañu jigéen ñi jàmbaar lañu mais ku leen gunge rek la ñu am te fii di nee nañu liir bu feccam neexee ndey yaa jàpp ca mbagg yi fii ku ñu jàppale rek fi nekk kenn mënul dara ba tax na nag équipe municipale bii nga xamante ni moom la ñu fas yéene fal le 23 janvier ñoom dañuy fas yéene taxawu góor ñi taxawu jigéen ñi taxawu mag ñi taxawu ndaw ñi pour que képp ku fi am projet d'investissement ñu xool nuñ la naka lañ lay accompagner avec des conditions vraiment nationales et légales ba nga mën a am accès aux fonds qu'il faut vraiment ak l'espace géographique qu'il faut certainement par l'attribution de terrain ba nga xamante ni di nga mën def sa production comme ça se doit même au niveau du foncier aussi fas nañ ci yéene def ay programmes comme je disais la dernière fois à Ross Béthio pour nga gis fii ku am terrain bu nga xamante ni titre foncier la wala bàyyi la sax jafe na kon pour nga am garantie au niveau des sociétés de financement dafay xaw jafe ba tax na nag fas nañ leen yéene accompagner ci la ñuy wax la régularisation et la restructuration foncière incha allah ba nga xamante ni Ross Béthio dana nekk une commune qui va répondre vraiment aux normes nationales et internationales waa Ross Béthio loolu moo doon tënk damay préciser bu baax tënku programme bi ñuy wooyee PER nga xamante ni coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo tëju ak experts yi ci war vraiment pour mën a indi Ross Béthio benn programme durable benn programme bu nga xamante ni moom mooy soqali Ross Béthio ba ku jóge Richard Toll ni Ross Béthio ku jóge Ndar ni Ross Béthio ku jóge Dagana ni Ross Béthio ku jóge commune bu Ronk ni Ross Béthio ku jóge Diama ni Ross Béthio Ñiij ni Ross Béthio pourquoi pas ku jóge Dakar sax ni Ross Béthio kon dañuy bëgg a jël Ross Béthio presque au sommet de toutes les communes du Sénégal incha allah. comme ni mu koy faral di ñaanee vraiment sunu mbokk Ross Béthio yi rawatina candidat yi nga xamante ne dañuy compétir ci élection yi ñu jëm
incha allah ñu def ko ci jàmm ak salaam ndax comme ni may wax rek Ross Béthio benn bopp la kenn mënu ko xaaj ñaar kenn génnul sa morom ñëpp ay mbokk lañu koo gis sa mbokk la vraiment ñu dem élection yi ci jàmm ak salaam ba pare jàmm jooju na nekk avant les élections mais aussi na nekk pendant les élections mais surtout après les élections ñoo ngi leen di ñaan ngeen voteel ñu nag le 23 janvier 2022 jërë ngeen jëf